ñun waa Sénégal Yàlla lañu gëm Ahmad lañu xam Ahmad lañu xam Alquran lañu gëm moom mooy أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وأمته وسلم mbokk jullit yi gannaaw woon santee sunu borom subhanahu wa taala di julli ci jaamam ba di sant ci ñëpp di yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di wax jërëjëfati ci Sëñ Tuubaa ak jërë Ahmad Joran Fall di ñaan yàlla moom mi dara tawul Cheikh Mouhamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mouhamadul Bachir sunu borom mi dara tawul dolli nga kàttan dolli ko wér dolli ko dëgëral mu doon gën fi yàgg lool ba bépp naal bu mu naal bëgg ko liggéeyalee diine l'islam bëgg ko liggéeyalee yoon murid sunu borom sottal ko barke yonent Yàlla Muhammad noonu lañ koy ñaanalee porte-parole ba di Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr noonu lañ koy ñaanalee bépp xalifa doo gën a ci yoon bi ak képp nga xam ni sol nga sa daal jëmale ko ci diine islam génnewul la ci ñaan googu di ñaan yàlla moom mi dara tawul yàlla na fi yàlla doole def jàmm barke yonent Yàlla Muhammad leen fàttali ba léegi yéen a ngi ànd ak Cuun Bëgg Bamba seen biir émission Baabul Muridiina tey nag macha allah mu dara ji xaritam bokki taalibeem soppeem di Serigne Ibrahima Gueye ñu ngi lay ziar bu baax sëñ Cuun ñu bàyyi la nga nuyoo mbokki internet Talibé TV. asalaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateurs yi ak auditeurs yëpp waali si cheytaani ak makra bis bi yaa mu udima zikra ñu ngi nuyu Serigne Mountakha Mbacké mi fi nekkal Serigne bi di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ñaanal suñu sang bu tedd bi Serigne Hamsatou Mbacké mu Serigne son bu suñu borom yàggal ko fi ñu ngi nuyu suñuy wéyjur di nuyu mbokk taalibe yëpp di la jaajëfal baax a baax ci émission bi nga xam ni yàggoon neen ko bëgg waaye tey la ko suñu borom dogal waaw mu doon loo xam ne nag incha allah dina amal njëriñ ñi ñuy déglu incha allah rabbi macha allah tey nag dama dalal murid waaw étudiant dama dalal koo xam ni li ñuy waxtaanee tey dana concerner actualité dana concerner yoon bi aussi ndax tamit bu fekkee dem na ba suñu émission yi mënuñ ci waxtaanee actualité ak yoon bi kon jaratu ko tey ñu waxtaanee ci l'impact des daayira des daayira waaw des daayira murid ñu ngi nekk ci biir école yi ci biir yoon bi waaw daayira yi ban impact doon ci yoon bi Cheikh Ibrahima noo déggee thème boobu waaw mu doon thème boo xam ni dafa doon thème bu am solo ndax bu ñu waxee l'impact des daayira particulièrement daayira universitaires yi nga xam ni universitaire wala daayira école formation yi professionnels yi daayira yi li ñuy peser ci yoon wi mu am solo lool ndax boo xoolee fi mu ne daayira yi dañoo jouer rôle bu très important damay faral di wax ni bu ñu xoolee daayira yi ne ci koñ yi daayira yi ne ci universitaires yi wala professionnels yi du ma ne ñoo gën a dox ndax liggéey suñu tuwaay lépp a ngi dox waaye ñoom ñoo gën a actif ñi ne ci école yi ñoo gën a actif parce que boo xoolee tranche d'âge bi c'est entre 17 ans 18 ans ba 26 27 28 tranche d'âge boobu te boo xoolee yeneen daayira yi nga xam ni nekkuñu comme ci école yi wala dara da nga fay gis ay commerçants ay pas ay vieux ay yooyu yëpp te boo xoolee kon tranche d'âge yi bokkul fii day doon mélange adulte jeune femme te fii boo xoolee day doon surtout la jeunesse te mu doon loo xam ni impact bi mun nga ko xool ci ay volets sur le plan social sur le plan culturel sur le plan économique ndax damay wax ni daayira yi universitaires yi boo xoolee école yu mel ni mën naa citer sax su ma ko sañee lu mel ni IAM wala SIPDECO seen daayira yi dañoo am benn apport comme club yi ne ci école bi man je me rappelle SIPDECO am neen fa club bu ñuy wax développement durable am neen fa club voyage am neen fa English club te boo xoolee club yooyu yëpp dañuy def ay activités yoo xam ni c'est au sein de l'école ay activités sociales dañuy def ay collecte ay yëpp daayira yi nag am volet boo xam ni comme loolu la waaye dafa am laal aspect religieux aspect religieux dafay ne ci biir waaye teewul la club yi di def daayira yi dañ koy def mais d'une manière religieuse et d'une manière comme forme boobu ndax dama daan wax étudiants yi nga xam ne ñu ngi soog a intégré à l'école ma ne leen développement personnel yéen da ngeen koy jàng parler en public avoir confiance en soi loolu boo ñëwee ci daayira yi day gën a yomb c'est plus nga gën a da ngay teel a adapté ci nit ñi da ngay teel a am confiance da ngay teel a mën a wax mais léegi yow gisoo ni kon daayira yi gisoo ni
ndax yaa ngi wax aspect positif yi daayira yi am mais gis woon tamit daayira yi day tardé leen say njàng boo déedéet ñun loolu yëpp ñun ñëpp jaar nañ si ñun dañ daan ne école ñu ñuy wax ni daayira yi moo leen tardé yooyu ay mais tamit yenn saa tamit doo ko bañ a weddi ndax tamit bu fekkee ñi nekk ci daayira yi mun nga am moyen dans les classes non si loolu nag laa ñëw fi mu ne boo xoolee club yi man bañ nekkee suñu daayira Safinatul Aman Sibdeco activités yi ñu daan def au sein de l'école club yi sax mënuñu ko woon def te activités yooyu du doon ay activités religieuses parce que ñun suñuy manifestation yi ñuy def en dehors de l'école mooy comme ay bisu xasida wala leneen lu ñuy def loolu moom wàllu daayira bi mais dañ daan def ay activités yoo xam ni ci biir école bi la c'est culturel social dañ daan def ay journée porte ouverte yoo xam ni dañuy joxe café day journée yoo xam ni dañuy def ay exposition loolu yëpp dañ daan gis club yi ay benn yoon lañ ko daan def ci année bi wala 2 fois te ñun on avait l'audace chaque fois ñu koy def ba mujj gi suñu daayira bi dafa dem ba jël ampleur bu doy waar ci biir école bi kon nga gis ni daayira yi mënul ñàkkal kenn maanaam sa doxin ci école bi yow boo seetloo daayira yi ñu ko man mi newoon ne jiite daara ji man club développement durable laa nekkoon secrétaire général nekk naa ko te loolu yàqulu ma dara ak sama jàng je peux citer d'autres ñoo xam ne ci daayira bi leen nekkoon te nous faisons partie des meilleurs léegi ma gis ni waaw xëy na nee nga daayira yi impact yi mu am ngay sur le plan économique sur le plan social sur le plan culturel léegi ñu doxee nànk-nànk sur le plan économique xam nga sur le plan économique boo xoolee daayira yi seen biir ñu ngi entre aider mutuellement am na ay cotisation yi ñuy def chaque daayira ñu joxe ay cotisation même si c'est minime wala mensuel wala dara kenn ci daayira bi mu su amee problème paiement ñu ne mois bi fayul wala dara daayira dañ daan jël ci xaalis bi ñu fay daayira bi da ko daan def ay étudiants yoo xam ne dañuy am problème pour fay ñun dañ leen daan aider te normalement loolu boo xoolee club des étudiants ñoo ko waroon def le président des étudiants moo waroon ñëw wala étudiant bi dem ci moom approché wax ko ñu xool bureau bi des étudiants ba xam am na kees ñu dimbali ko te loolu en retour daayira bi moo koy def kon daayira yi sur le plan économique ñu ngi koy jouer léegi nag sur le plan économique ci école yi ak sur le plan ci yoon wi parce que soo xoolee. waaw léegi surtout ça ndax tamit warul yem ci école. déedéet ndax daayira école bi tax ko jóg. tax ko jóg moo tax su ma nee sur le plan économique. c'est un sens large. parce que dama koy natt ci wàllu école bi. ak ci wàllu yoon bi. boo xoolee daayira yi murit yi. li ñuy yóbbu addi yi. mais kenn xamul nu mu toll. daayira école yi mën da ngay xool daayira bu dem dina obligé wu yóbbu lu ëpp 100 000 te loolu chaque fois perpétuellement ñu koy def. loolu mooy day dem ci sëñ bi ci lay def ak yeneen yoo xam ni sax du jar ma koy tudd ay yeneen allocation yoo xam ni fa la koy def mais li ci ëpp solo rek li ma la bëgg a wax mooy daayira murit yi ñi ngi jàppalante sur le plan économique ñi ngi dajale ay addiye di ko yóbbu sëriñ bi seen biir ku am problème fay ay bourse wala dara maanaam ñu ngi dimbalante seen biir te loolu c'est très important parce que boo xoolee daayira club yi nekk ci école yi normalement activité sociale yooyu ñoom ñoo ko war a def parce que boo ñëwee ci seen école li lay njëkk a wax mooy vie associative te yow étudiant bi soo amee problème da ngay ñëw approché wu ci président étudiant bi ne ko man am naa li danaa la noo protocole yi ngay def pour jot ci lii c'est vraiment dur affaire yooyu kon da ngay gis ni li nga xam ni modèle économique bi sëriñ bi indi nga xam ni suñu émission bu ñu ko waxee ne daayira mais dañuy dellu ci ginnaaw xool kan origine daayira parce que daayira boo xoolee en 1943 année yooyu la ko sëñ Cheikh Gaïndé Fatma créé te li tax mu créé ko bu njëkk dañ daan wax talaata mercredi mooy talaata yi lii tool yi ñu daan def mercredi waaw àllarba mercredi dañ daan dajale baykat yi ak lii di daje ñu dem ba nga xam ni jamono day dox gars yi di déplacé wu di ñëw ci ville bi léegi nag ñu xool yeneen forme ci la ay daayira ñëw ñu murit yi di daje di jàng xasida di jàng alxuraan di dajale di saafalante mais tamit ñuy jàppalante di cotiser ku am problème ñu def lii ku am lii ñu lii la loolu boo xoolee daayira loolu suñu xoolee ci fondamental historique bi noonu la demee léegi sur le plan économique ñoo ngi fayal élèves yi
ak tamit daayira gi muy def muy yëngatu di jël ay addiya xam nga nekk aussi économique ci école bi économique aussi au sein du mouridisme et mais léegi sur le plan social daara ji ban lan la fan la taxaw ci ak boy yi ak fan la taxaw tamit yoon bi waaw xam nga su ma waxee sur le plan même économique bi sax day dugg tamit ci volet social parce que bu ñu waxee volet social bi entre aider wu rek daje bi rek maanaam wàllu social la parce que yow wàllu social bi da ngay gis étudiant boo xam ne ñëw na ñu orienté ko ci université ci école université publique yi mais ñu mu inscrit université privée yi comme genre état bi ñu mu leen di orienté ci école yi mais bu ñëwee léeg-léeg sax du am logement léeg-léeg du am logement day obligé wu approché wu waa daayira bi wala communauté bi nga xam ni moom ñooñu la xam wala dara te bu ñu ñëwee ci ñun suñ ñëwee ci ñun dañuy fexe xool ñoom lan leen bëgg lan leen manqué bu dee dañoo bëgg yëre dañoo bëgg lii ñu fexe loolu yépp ñu lijjantal leen ko te normalement dama ko wax sànq ci tàmbali bi école yi dañu am ay kees yoo xam ni dañ naan lii pour kees étudiants yi la pour étudiants yi bu ñu amee ay besoin kon ñun travail bu ñuy def en amont mooy lu club yi waroon daf ñun ñoo ko def à leur place jusque aspect religieux bi rek moom la gars yi di jàpp ni loolu rek moo fës mais aspect bii nii tama lay wax c'est plus important. léegi avant ñuy comme que da ngay moo waxoon ñetti aspect yi. léegi mu des aspect culturel. waaw ndax tamit da ngay gis yenn saa tamit ñoo xam ne ñoom ubbi daara yi. waaw dëgg la kéemaan la. waaw kéemaan la kon daara ji moom sur le plan culturel moom doxul. non si mi ngi dox mi ngi dox xam nga bu ñu waxee culturel si daayira sax en général mooy xam-xam. mais suñu waxee culturel en dehors sax daayira mooy d'abord culture yu nit ki identité am loolu lay xool mais ñaari aspect yëpp dinaa fi wax parce que boo xoolee sur le plan culturel ñun déjà suñu yëre yi tañuy sol maam ku ñu gis déjà lu mu lay njëkk a étiquetel prof yi dañu laan murid yi moom dañu séyre jàng rek la ñuy def déjà loolu kon ak tagg yu rafet la mais bien sûr loolu nga xam ko ñàkk ko xam kii il prétend être quelqu'un ku baax ça ne veut pas dire que nag nit ku baax la mais il prétend xel dal na ci moom li si des nag mooy tegu ci yoon bi kon di nga mën a nangu ni loolu aspect bu baax la te boo xoolee te loolu noonu dama lay wax soo xoolee école de formation yi du n'importe qui sax la ñuy nangul yow ngay sol ay comme baylaat wala dara puisque ñoom dañu am ay uniforme mais li ci ëpp da ngay sol say baylaat dañ lay respecté li nga nekk ñu may la yow ngay sol sa baylaat te loolu c'est vraiment bien sûr gis du ma cité fii benn école mais am na benn école xam naa ay mbokk taalibe yi fa ne ñoom baylaat nañuy sol chaque fois école bi day def ay uniforme mais ñooñu dañ leen permettre maanaam ñu sol seen lii du yàq dara xam nga loolu dafa am solo dafa am solo. mais nag c'est pas normal. waaw c'est pas normal puisque l'établissement institution laïque la. loolu moom dama lañ koy nangul. mais am na loo xam ne bu ñu ko nangalee kii rek war nañ koo mën a nangul ko ne. waaw. xaw a mel na lu taalibe waaw bu ko coon fee tey waaw ñu ko déedéet di doog a sol ñu xoolal pourtant ñi waaw kon war nañ ko mën a waaw xam nga loolu day ci réglementation man néewuma loolu ñu forcer ko dama doon jël un exemple rek parce que man li ma gënal mooy uniforme yi puisque dañ ko def pour égalité ñëpp doo xam ni kii mooy kii loolu mooy yoon loolu laa bëgg a wax te leneen li ma la ci wax wàllu culturel bi mooy déjà au sein du daayira li ma lay wax mooy comme club yi dafa mel ni dañu réunir ci biir daayira bi parce que bu bien sûr parce que man mii nga gis club développement durable laa nekk am na ñoo xam club English club la newoon am ñoo xam beneen club mais ci biir daayira bi examen buy waaj a jot wala dara ñu gis ni kii am na problème fii wala fii déjà dañ naan ku bëgg révision wala dara mën nga approché aussi diw mii dina la jàppale diw mii dina la lii kon daayira bi du caagi ni rek dañuy jàng xasida jàng alxuraan rek déedéet te am na leneen sax mooy ñun ba ñu paree suñu licence bi même avant ñu koy pare sax dañ ñi informatique leen doon def ñi comptabilité dañ doon wax ni mën leen boole ñu def benn ay projet yoo xam ni ci misaal yow boo amee sa business plan ñu boole dafandoo ñu créer ñu business plan bi ñëw na ñu jéem a xool ay sources de financement ñu créer dara nga xam ni dina amal njëriñ daara ji te tamit yow di nga autonome
nga xam ne boo paree doo fi nekk naan dama am naa problème liggéey problème lii te loolu yëpp si daayira bi lañ ko xalaatee. maanaam daayira gi léegi day former ay ñoo xam ne dañuy pare pour def auto entrepreneuriat. bien sûr xam lu tax parce que boo xoolee daayira bi léeg-léeg am na café yoo xam ne café Touba ñoo koy defaral seen bopp. daayira yi du am mën ñun du suñu daayira mais gis naa ay daayira yoo xam ne yëpp a lay cité. dañuy defar seen café Touba seen bopp. di ko commercialiser seen bopp. muy dugg seen kees. xam nga loolu noonu yëpp dafa doon ay formes yoo xam ne c'est très très important moo tax man damay bëgg maanaam daayira école yi ñuy aspect boobu ñu koy gën a respecter nit ñi seen volonté. parce que da ngay gis léeg-léeg nit mu bëgg sax jokk benn école ñu ne waaw fii bu fi kenn muuru bu fi kenn def affaire daayira moom il préfère mu dem beneen école. waaw mais tamit xam nga. école yi tamit li tax ñuy éviter mooy la religion est très sensible. waaw te surtout mouridisme. waaw ñëpp xam nañ ni dafa sensible. waaw sensible xëy na tamit mën nga ko nangu daayira keneen mais pour murid yi pare yéen est-ce que du seen. non yow d'abord lan ngay woowee maam sensible quoi. sensible mooy maanaam personne ne touche au mouridisme. mais man dama gis ni dama jàpp ne mouridisme c'est un exemple. c'est un exemple de développement sur tous les plans ñun ni ñuy doxee. c'est un exemple parce que ñun suñu bàyyilaat ñuy sol. sur wàllu jàng kenn mënuñu si. sur le plan maanaam ci correction. ñun kenn gënuñoo correct. kenn gënuñoo bëgg lu baax kenn ëpp ñu xam-xam kon déjà man gisuma le problème boo demee dëkk tubaab yi ñii dañ am ay secte li ñi am ay secte li si au sein de l'école te dañ koy nangul ko ne pourquoi nag ñoom loolu duñ ko mën a nangul. waaw mais est-ce que tamit ni ko tubaab bi defee ñu leen koy defee benn. bien sûr waaw muy bëgg a def dañuy fausseté acte nangam bu yàggee da ngay perturber les cours. non acte yi dama la koy leeral. acte yi du am au sein de l'école acte yi balaa nga koy def sax da ngay bind lettre envoyé ko au niveau de la direction s'il approuve la demande ñoom ñu valider la ñu autoriser te même sax ñoom duñ su ñuy autoriser duñ la autoriser ngay ñëw comme ay jàng ay xasida wala dara da ngay def benn activité boo xam ni du influencer kenn comme ay pause café mën nga ko def parce que même club bi day def pause café léegi exemple ñun am na bis boo xam bisu Poroxaan la woon dañ defoon pause café dañ defee pause café ñu wax ci Soxna Jaara origine am biographie am wax lépp parcours am wax yëpp mais c'était très intéressant parce que loolu dama la wax sànq ci développement personnel étudiants yi dañ koy jàng loolu da leen di permettre. te alors que pratique bi ci daayira yi. loolu kay loolu laa bëgg a wax. ni ñun li ñu daan jàng. ci daayira bi lañ ko daan pratiquer. d'accord moo tax on se sentait à l'aise. te wax ci public yombul. c'est vraiment difficile mais nag daayira da nga daan am confiance. dañ la daan may tey saa waay yaay wax de yaay def thème nga jël développer jëli te loolu c'est très très important loolu moo lay permettre sa formation bi da nga koy teel a da ngay teel a comprendre da ngay teel a assimiler li ngay jàng te loolu dafa important te faaw lu assez yooyu ñu bàyyi ko xel xam ne daayira yi dafuñu loo xam ne exemple day influencer kenn li nga doon wala dara parce que ñun daayira bi am na ñoo xam ne doon ñu woon ay murit duñ jox jullit. je me rappelle très bien amoon na ay ñoo xam ne nationalité congolaise wala béninoise te bu ñu mësaan di def ay activités dañ daan ñëw teew ndax activités yi ñuy def du leen influencer comme religion wala dara dañ daan def ay activité sociale di joxe ay ndogu di def ay journée exemple club développement durable ñoom dañ daan set maanaam déchets yi dañ ko daan collecter di ko def ci ay poubelles ñu après ñu xool nu ñu koy def après ñu jéem ko jaay ñu recycler ko mais daayira yi ñoom dañuy def forme yooyu léeg-léeg ñu ñëw set setal école bi daf ay sensibilisation donc lu ma doon wax yëpp dama koy résumer club yi que soit club voyage parce que boo xoolee club voyage daayira bi day def voyage ñi ngi dem di siyaare xalifa bi tu fais une visite touristique d'une ville sainte Touba wala dara am na ñoo xam ne mosuñu fa jëm ñun am na ñoo xam ne dañu daan wax ni yow de ville Touba bëgg neen fa dem dañ koy gis nii rek dañ bëgg a dem visiter te loolu kon club voyage mi ngi ci biir club comment dirais-je culturel mi ngi ci biir daayira bi mooy li ma la doon wax nii exposé yu ñuy def mais nag daayira yi man moom su ma sañoon ñu gën ci insister ci njàng mi bien sûr voilà ñu jël njàng mi def ko number one waaw waxuma ay jàng te xam nga problème bi mooy xasida yi waaw dañ ko war a jàng bu baax waaw
moo xam xasida yi nii kuréel la moo xam yi nii farlu ay nii ni xam waaw xasida jàngi waaw yooyu tasawudu sixaar yooyu yëpp suñu tubaab bind ko ku dul ñun bien sûr kon dañ ko war a jàng bien sûr léegi na ci daara di insister ñu xaw a wàññi durée bi ñuy jàngee xasida waaw yokk durée jàng xam-xam waaw man moom loolu laa yow li nga wax nii loolu incha allahu rabbi boo xoolee sax waa culturel ci daayira yi ñi si def ay jéego parce que dama la wax sànq ne la daayira yi ne si koñ yi ak daayira école yi seen différence mooy daayira yi ne si école yi boo xoolee bu ñuy def bis day dal benn une heure boo xam ne sax conférence bi dañ koy def en français ou en anglais parce que day bàyyi waa xel y a d'autres gens yoo xam ne ñoom dégguñu langue bi wala dara kon ñoom ñi ngi def jéego yi te boo xoolee daayira yi bu ñuy def ay waxtaankat si olof rek lañ koy def te daayira yi li ma lay wax université yi ñu ngi traduire xasida yi comme ay kunkaati man jawruhu nafis tazo sixaar en français nax ju en français ñoom ñi ngi koy def ay jàngale. mais man dama naan seetlu ni xoolal daayira heure jàngale xam-xam sax bu jotee ñi ñëw wala ñi concentré wu du bari. waaw loolu daayira yi nag ñoo war a appesanté wu si loolu. ñu siy soññee. ne leen diw culturel nañ ci bën a parce que daayira loolu moo ko yor. parce que xasida da ngay bokk daayira exemple IAM wala sib de ko mais yaa am nga sa koñ fu ñuy jàngee xasida wala dara sa école am na daayira fu ñuy jàng xasida te boo xoolee ñi fay kuréel ku ne bokk nga kuréel mais dafa am aspect yoo xam ne ñooy tax nit ñi da leen di susciter da leen di gën a jox amour wala ñu bëgg wala fugg ñu ne xaar mu ñëw xool lii lan la parce que ñun gis neen ko fële école am na ñoo xam ne ba ñuy jox si daara ji au début dañ daan def seen dégradé doy xam nga kéemaan la woon te bu ñu demee ba ay 3 ans après ñooñu ñoo jiite daara ji te li si gën a doy waar ils avaient pas de complexe amuñu woon complexe ñun dañ daan ñëw si salle yi di def discours te club yi sax ñi ko jiite dañ daan am problème boobu ñun dañ daan ñëw te le discours on le faisait en français bu ko jaree sax ñu wax ko en anglais parce que ñun dañ doon wax ne maam daayira bi ressources humaines de qualité leen soxla faaw ñu xam ni Sëñ Tuubaa excellence parce que loolu dañuy yeblu imaginer ñun ñu fay ne di jàng xasida di lii di am ay moyenne 4 ba noppi ñoom bu ñu ñëwee ne ñii seen xasida yi rek la ñuy topp il faut pas lii ñoom dañuy yeblu effectivement mais bu ñu xamee ni ñun ci lii leen nekk ba noppi ñu gis ni ñu sommes brillants li ñuy jàng wala dara mënuñu si mais loolu c'est à féliciter kon man dama jàppe daayira école yi yàqu loolu kenn jàngam lenn moo am daayira yi ñoo war a xam lan mooy seen priorité mais est-ce que tamit du fond bi ak forme bi dafa wuti bien sûr waaw ndax tamit boo xoolee forme bi moo tax gars yi naan dafa day yàq njàng mi waaw bi ndax fekkee li ngay wax ni yëpp waaw mu ngi ci biir daayira yi donc c'est intéressant waaw mais est-ce que forme bi jarul soppiwaat tamit comme wane gars yi njariñ bi ndax tamit dafa jaar ndax tamit boo seetloo yenn saa yu bëri yi tax gars yi di dingat leen kan yi dingat boo xoolee loxoom ak ci waaw fu nu xasee murit am na benn murit bu def waaw bien sûr fu nu xasee waa daayira am na benn ñu def daayira bien sûr kon jarul kon ñun ñu bokk ci daayira ñu ni exemplaire lan war a nekk posté ko man dama bëgg koo xam ne bu solee bayaat nangam man maay murit waaw kon man lu tax ci man tax ci murit man comme foofu daal laay wootee te foofu sax dama si ñëw maam murit sax du si cole parce que ñun école bañ fay ne ba léegi dañuy sol costume dañuy sol cravate dañuy braille dañuy sol baylaat parce que tenue vestimentaire mënoo si juger nit déjà da nga ciy am aperçu loolu da nga ciy am aperçu mais mënoo si juger nit donc li ma daan wax gars yi rek ne leen daara bi moom ne du fi ne di def discrimination kenn noo mën a mel mën nga bokk si daara bi mais dafa am yenn responsabilité boo xasee ba jël si daara ci mënatoo nag dem école ñu ne ay yenn yi dañ koy def nga jiite ko kon déjà ñun suñu daayira bi dañ ñu yeblu déjà dinañ ne ñii travaux yu ñuy def amul njëriñ loolu dañ ko boole woon suñu principe loolu moo doon suscité ñu bëri am na loo xam ni daan nañ ko bàyyi mais teewul école bu organisé ay yenn dañuy dem puisque affaire étudiant la mais teewul xam ne ni ñoom fu ñuy dem droit de réserve fu ñuy yem te loolu c'est mooy li ngay wax nii rek ci ñun suñu parents yi dañu amul les vraies informations kase fi mu ne lu ma la leeral ni néew na comme kenn ñëw wala dara leeral la ko ne ko daayira yi nii lay doxe waaw tamit dafa jar a xool ndax tamit boo xoolee tamit maanaam boo xoolee ñii di nga daayira yi ñii di nga Sëñ Tuubaa ñii di nga Maam Cheikh Ibra xam nga lu baax kenn du ko gis te doo ko yéene waaye est-ce que du présenté na la vraie bi
ndax yenn saa yi boo xoolee suñu waxtaankat yi bu ñuy waxtaanee Mame Cheikh Fall dama yàlla baal. waaw na benn dox bu fi jaar. waaw bu ñu waxtaanee suñu tubaab mel na luxuskat la ñuy waxtaanee. kon est-ce que jarul ñun ñu changer mode wala forme. mais loolu moom xam nga tubaab dafa wax ne charité ordonnée commence par soi-même. ñun am na loo xam ni balaa ñu koy nekk di laar suñu biir lañ koy def ba noppi. Serigne Touba kenn nu ko propagande ci ay wax wala dara. Serigne bi li mu bëgg mooy ak defaru bañ na ko bu daan wax boo ko musaan nuyu li ci ëpp dala daan wax ku la yar kon Serigne bi importance yar da ko mësa lii boo xoolee ni mu daan doxale da daan sanc fii ba si yàgg mu jóg dem feneen na xam na ni nit fii bu ñu fa santee mbooloo bi bëgg a ñëw day am jeexit si nit ñi mu dem bàyyi leen yóbbaat beneen mbooloo yaraat leen noonu bu ñu demee ba yar ñooñu bu ñu demee ba màgg ñooñu ñooy yar mu doon benn chaîne te yoonu sëriñ bi boo xoolee ñun jeunesse bi ci kanam ñooy yor affaire yi parce que la jeunesse ñooy dem ba nekk mag ñoo ko yor nii sax kon élite boobu dañ ci soxla ñu jub d'abord parce que xam-xam moom bu àndut ak ragal yàlla maanaam amul njëriñ parce que sagesse sax bu ñu koy wax dëgg mooy xam-xam boo xam ne da lay jëmee ci ragal yàlla mais xam-xam nii rek taxul ñuy wax sagesse taxul ñuy wax sagesse kon li ma lay wax nii c'est très important ñun Sëñ Tuubaa ni ma daan wax daara ji ku nekk da nga yor drapeau sëriñ bi dëgg la léegi nag école bul fexe ba daara ba wadd fa boo ko defee rek dinañ xeeb sëriñ te Sëñ Tuubaa moom laa lay wax léegi muy Cheikh Ibra Fall di sëriñ bi amul kenn ku bañ sëriñ bi Sëñ Abdou Khadre daan wax ni kenn bañu Sëñ Tuubaa ndax kenn du bañ sa njëriñ waaye léeg-léeg nit dina la gis nga yor meno boo xam ne nga safaanu lool mu mere la ci yow waaye xam ne nii sëriñ bi moom lenn la yow boo xoolee ci wàllu déjà rek ci wàllu économie li mel ni Touba mës ngaa gis ci seen modèle économique ak modèle politique bu mel ni Touba foo xam ne kenn mooy wax ñëpp jëfe kenn ne déet ñëpp bàyyi am man de gisuma ko dëgg la nag am na ay communauté yu xaw a ndurug ñun waaye du ñëpp amuñu unanimité consensus lay am te yoonu murit amul consensus unanimité mooy am benn wax mooy am ñëpp jëfe loolu moo am ci yoon bi Sëñ Tuubaa li mu woote lu leer la mooy lislaam bu mat sëkk ndax ba mu ne lil Mustafa nawetu maa yu jaddu sunnata wal ala wa indi ahmadu kon kooku du fi indi lu bees day sos nag mooy day maanaam du sos maanaam day beesalaat te boo xoolee fii nii tañ toll ci yoonu murit crise des valeurs ñi ngi ci crise des valeurs ñi ngi ci manque de repère mi ngi fi kon lan mooy solution bi man dama jàpp ni doctrine sëriñ bi comme modèle de développement exemple bu ñu jëloon benn 3 mois ñu ne léegi lii nii ci jëm boppam nañ ko essayé Sénégal 3 mois donc ñu jël léegi forme yu yëpp teg na le ñu xool ba xam dina am changement parce que développement François Pirault dafa ne le développement c'est l'ensemble des changements mentaux d'une population et cetera moom loolu la wax pour ne pas damay citer noonu rek moom dafa ne développement mooy nit ñi bu ñu changer mentalité te boo xoolee yenent yi ba leen yàlla di tagg ci alxuraan taggu ci kenn ndax mën a julli wala mën a woor dala tagg yi ngir jokko kon ñun dañuy jéggaane naan diw nee ni diw nee ni fekk loolu dañuy wax lépp l'islam jàngale na ko ba noppi même démb dama doon gis benn article ñu wax ci kii affaire négritude Aimé Césaire ñu ne il y a 106 ans de cela dafa combattre ci négritude wax ma ne leen négritude de man bu ñu koy wax te caaxaanu ñu Sëñ Tuubaa tax Sëñ Tuubaa moo défendre der bu ñuul te nit ku weex bu wegee nit ku ñuul Sëñ Tuubaa tax tubaab bi damoon neen ba yegg ci naan Sëñ Tuubaa bu la neexee yow rek yaa am juma ndax la Sëñ Tuubaa liggéey Sëñ Tuubaa ne leen déedéet ndax Sëñ Tuubaa xam na ni bu defoon loolu conséquences yi kenn mënu ko wax te Sëñ Tuubaa moom l'islam doo nga ko tax jóg kon ñun murit yi faaw ñu revenir à la source revenir à la raison revenir ci li sëriñ bi jàngale macha allah waaw xam na waaw dellu si waat si njàngal sëriñ bi gën a tënkuwaat kon nag ngoo dem jàngi kon jàngi téere yi gën a góorgóorlu ci xam-xam bi nga xam ni mooy tax tey nga ñëwee ñëw toog fii dëgg la jàkkaarloo nga waxtaan Cheikh waaw moom kay kontaan neen baax parce que débat yi dañ koy faral di gën a bëgg
parce que ñun yoon bi faaw ñu xam ne li fi def mooy jàngaleem sëriñ bi ñëw indi ko ci ëtt yi parce que boo xoolee émission yi di am man dama leen wax ñun ñoo fa war a dem bu ñu xoolee identité nañ na fa ne nu ñu mel ñun neen fa dem jàngaleem sëriñ bi ñu wax ko keneen bu waxee keneen lu mu wax ñu wax ko ñu xool léegi nit ñi ñoom lan lañ ci jàngal faaw ñu bañ ne non ñun suñu télé murid rek fan lay yem déedéet exemple yow boo doon def benn bis wala dara am na suñu télé murid yoo xam doo ko fa yóbbu da nga koy yóbbu fu mu ëpp visibilité kon man dama jàpp ni lii tañuy wax nii wala dara dañoo war a dem fa fu ñu ko gën a mën a amee visibilité ñu wax ko fa parce que loolu mooy tax la jeunesse ñu gën a mën a gindi ko parce que nit ñi bonnuñu nit ñi dañoo xamul dañoo amul repère donc boo xoolee pourquoi nit ñu acculturé façon bu ne mondialisation bi xamuñu sax ñun nan leen ci war a mën a jëriñoo nga xam ne problème la source bi nag mooy Sëñ Tuubaa te nag lan laay bañ ñu dem ba nga xam ni tubaab bi ñooy gën a jëriñ Sëñ Tuubaa que ñun ñi te loolu moom bu amee rek yàlla ci yàlla musal kon ñu ngi santaat bu baax a baax di nuyu rek waa sama yenn mbokk taalibe yi di nuyu samay wéjur di nuyu samay mbokk di nuyu waa daayira Touba Xelkom mu Sëñ Amsatu Mbàkke Sëñ Songu di nuyu daayira moyen bu naafex sëñ Moor mi nga xam ne mooy jëwrin bi di nuyu waa daayira Safinatu Amaan Sibdeko di nuyu waa zone de captage di nuyu ñëpp te xam ni rek ñun lii mooy suñu liggéeyal Sëñ Tuubaa chronique yi dañ koy def fii di ko def feneen rek ngir jàpp ni ñu liggéey Sëñ Tuubaa bi gën a yaatu daal kontaan neen baax ci numéro bi xam naa ni beneen yoon rek dina gën a yaatu waaw incha allah macha allah li moo nekkoon seen émission Babul Mouridina saa su ne ni ngeen koy daan defee di ko ànd ak Cuun Bëgg Bamba tey mu dalal ci xaritam mbokk taalibeem jëriñam chroniqueur bi sëñ Ibrahima Mbacke ndeysaan si assorla sëñ Ibrahima Gueye waaw Cheikh Ibrahima Gueye macha allah den jox dig daje ci yeneen di ñaan yàlla moom mi dara taw suñu si la bi nga xam mu bàyyi ka fi yàgg fi loolu te gën a wér barke Sëñ Tuubaa jërëjëf ñun waa Sénégal yàlla la ñu gëm ak mag